jangeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi la ca gën a fës ci ponk bokk rek ci képp ku ñu ne nag amati nga permis de conduire da nga am rek li nga xamante ni moom mooy permis biométrique tey ji nag lan ko daal di xamle ndoxte li sax kon njiitu réew mi Macky Sall daal na koy amal muy lancement bi secrétaire général bu mbootaay bi ëmb routier yu Sénégal nag ma ngay xel ñaar ci wàllu woowee fukki junne ak ñaar carte d'identité ña nga ca sous-préfecture bu Dakar Plateau seeni borom nag ñoo ko fa bàyyi bariwul nag laskan way dem di jëli ji seen carte d'identité lépp nag lu soxal ci manifestation ñeel wàllu politique ñu koy faral di nemmeeku ci salle bu Grand Théâtre ñu ne day dakk directeur général bu salle boobee mi nga xamante ni moom jiite kon Grand Théâtre ma ngay leeral nee na benn manifestation ci wàllu politique dootuñu ko fa amal faluk njiitu réew ma ca Mali second tour bi nag di ñaareel bi jàppale ni fukki fan ak ñaar lay doon ci weeru août gannaaw ba résultat yi génne moom Soumaïla Cissé ma ngay ŋàññi yooyee résultat donte ma ngay jëm ci deuxième tour waaye jàpp na ne ab jalgati da cee am IBK nag moom mi ngi rafetlu bu baax a baax résultat yi nag tey sàkku rek ci doomi Mali ñu gën koo gunge ngir nag mu am ndam ci ñaareelu tour bi ponk yaa ngi ni mbokki yaatal gi léegi-léegi dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak permis biométrique yi nga xamante ne nag dana tàmbali du yàgg képp ku am permis à conduire lii di permis biométrique nag danga ko am loole nag muy lu yees loo xamante ne dana ko dugal ci wàllug dawal gi ndax leen ci jublu rek moom mooy lépp loo xamante ne nii ay wàllug këyit la ñu di ko jaarale nag ci xarala yi lu ci mel ni sax groupe sanguin bu doomu aadama maanaam dawalkat bi dañ koy daal di def kon ci permis boobule Alassane Ba mi ngi woon tey ji ci lancement bi ñu doon amal ci suba. permis de conduire bi mooy bu bees bi ñu tuddee ko permis de conduire biométrique daanaka képp ki nga xamante ni am nga permis danga ko soppi nga yor bu bees bi. permis bi la mu boole dafa bëri benn kenn mënatu koo falsifier te it ay données biométriques la am yoo xam ne doomu aadama bi say empreinte ñoo cay nekk léegi nag dina tax carte ya nga xam ne yu mag ya lañ daan yor dinañ ko jël tegee ko ca wet ga te it di jëfandikoo yi te askan wi ci seen boppam it lu ñu war a mën a sàlloo la saa su nekk. marché bi nag ñi ko gagné mooy groupement Gemalto Fass Équipement coppite yi nga xamante ni nag ñu ngi koy andi ci lu jëm ci wàllum document routier yi dafa bokk ci politique bi nga xamante ni dafa jëm ci yeesal wàllum transport fii ci réew mi. contrôle de qualité ba nga xam ne kenn du mën di falsifier ay permis di rey ay doomu aadama ci permis yoo xam ne dara baaxu si loolu léegi jeex na Sénégal carte grise yi plaque minéralogique yi lépp dañ ko boole ci système bi. pour que ñu xam ne réew mi daal réew mu moderne la. ab technologie biométrique bi nga xamante ni daanaka dafay jël en compte lépp li nga xamante ni mandarga la ci doomu aadama ci loolu nag ab matériel daañ ko jagleel force de sécurité routière yi ngir seen contrôle bi gën a yomb. ci biir permis bi am na ay information yoo xamante ni bëri na te wuute sa groupe sanguin sax ma nga ca biir. permis biométrique yi dina tax wàllum kaaraange gi gën a mën a yokk ci kaw tali gi waaye tamit lii di wàllum numérisation bu plaque d'immatriculation yi loolee dana gën a taxit wàllum ceytu gi ci tali gi gën a mën a yomb ci ñi nga xam ne ñoo di way takku der yi ñoom ci seen boppam it loolee dina leen gënal ndax danañ leen jox yeneen ci ay jumtuwaay yoo xamante ni te seen ceytu wàllum dem beeg dikk bi dina gën a mën a yemb. njiitu réew mi Macky Sall annoncé ne ñeenti téeméeri minibus daañ ko jagleel région de Dakar ci projet bi nga xamante nag juróom-ñetti téeméeri minibus la ci cérémonie bi ni mel nag jagleel na juróom-ñaar fukk clé taxi yi nga xamante ni dañuy daw diggante AIBD Dakar wante itam lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñaari clé camion gros porteur. secrétaire général bu union des routiers bu Sénégal moom nag ma ngay am xel ñaar daal ci permis biométrique yooyu mi ngi wax nag ne bu nu ko tàmbalee yi tamit du am ak topp góor xumma nag àddu ci leneen lu ci mel ne la ñuy fay ngir jotee kon ci jumtukaay boobee muy ñaari junni loole nag naqarlu na ko góor xumma di sàkku rek ci mbooleem ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci secteur bi ñu soppi doxalin ñu teewlu ay kàddoom ci micro Alassane Ba. lim def baax na mais du am suivi amul njariñ li tax ma ne amul njariñ mooy dañ ne Sénégal mooy deuxième pays bu ko am mais dama wax ne tant que ni ñuy joxe permis yi ku amul permis am ku mënul dawal xamul dara ci code de la route ñu jox ko permis
oto bu xam ne bi F1 la war a jegeñ ñu jox ko visite technique tant que loolu mu ngi fi am amul njariñ accident du fi jóge dama ne changer document te nit ñi changer wu seen comportement mu benn njariñ état moo joxe permis état moo joxe visite technique nañ ko jox ñu ko mérité oto bu ko mérité nañ ko jox nit ku ko mérité nañ ko jox permis beneen bi xaalis bi ñuy laaj man ànduma ci carte d'identité nit ñi am nañ ko te kenn joxul ñaar dërëm comme Sénégal moo bëgg a moderniser da kaa waroon def gratuitement comme carte d'identité yi mais dama jox sa 10 000 francs loolu c'est pas normal bi ki des tamit ñu ne daar na ñëpp renouveler mais nañ bàyyi ba ku ci jeexal sa permis jeex nga sa koy uti ji parce que visite ni jeex uti ko li gën a wérte woo daal mooy mbir mi naxaate moo ci gën a bari accident la ñuy xeex accident tali bu yaatu leer oto bu baax ku xam ko de la route mën a dawal moo fi mën a jéele accident mais tali bu baaxul tali bu lëndëm ku mënul dawal oto bu baaxul ñu ne dañ fi jël accident tappale kese la beneen bi tamit wax naa ko léegi man yërëm naa président de la République ndax tey jii man gis naa fi ay ñoo xam ne ñii ñoo waxoon Abdoulaye Wade dañ la fal premier tour mu échec ñu ne ko dañ la fal deuxième tour mu échec tey ñoo ñëwaat ci war naa ko ab Macky Sall naka monde transport dañ la fal premier tour yooyu ay ndaxe la te jàpp naa ne Macky Sall gëm na ko. président Macky Sall jaare na ci ndaje moomu nag dalal xelu cheminots yi ñu gisoon ñuy ñaxtu démb doon baare rek kon raay ba fële ca Thiès mu mel ni daal seen ñaxtu kon kilifa yi dégg nañu leen ndax ki nga xamante ni moom mooy Macky Sall sax sàkku na ci njiitu jëwriñ ni mu daal di kon fay koppari à la traité yooyu xayma nañu ko kon ci juróom benn téeméeri million ak ñaar fukk ak benn ñu teewlu ay kàddoom tey ji ci ndaje moomu. Je veux donner l'assurance aux cheminots à la retraite qui n'avaient pas encore été payés. damay dalal xel cheminots yi nga xam ne dañu jël seeni retraite te ñu nekk fële ca Thiès di sàkku ñu fay leen seeni droit de retraite sàkku naa ci yow njiitalu gouvernement bi Mahammed Boun Abdallah Dionne ci nu mu gën a gaawee nag nga fexe ba ñu fay leen seen 621 millions de francs CFA. Cheminots retraités de Thiès. ngook ñu gis démb rek ñu ngi doon ñaxtu ñoom à la traité yooyu nekk ca Thiès ñu daal di àddu ci leneen muy carte nationale d'identité yi nga xamante ne nag lim gu jégg dayoo ma nga tey ci sous préfecture bu Dakar Plateau fukki junni ak ñaar la ñu wax seeni borom nag ñoo ko fa bàyyi ndax jëlee guñu ko boobu ba tey askan wa nag mu mel ni daal bariwul lu ñu fay teg tànk ngir jël seen carte d'identité sous préfet bu Dakar Plateau di Djibi Diallo nag àdduna ci wàllu woowee ñu ca bari kon ca borom carte yooyu ña nga fekk baax ca Fass Colobane Gueule Tapée jàpp Médina Maymouna Ndiaye. ngir mu jot ci carte d'identité bu bees soxna si nee na jaabante na ba sonn fi mu mujjee mooy sous préfecture bu Dakar Plateau tey nag mën na ñibbi. boo déposé sa pièce da nga ko war a suivre nga ñëw jël ko mais doo toog ba dernier moment nga bëgg a ñëw ne da nga koy récupérer ça moom day indi complication et tout. dafa am sama morom yoo xam dañu xaw a négliger ñëw war a récupérer seen pièces yi ñu teg la ko fii boobu ba tey kenn mënu ko jël parce que ñoom daf leen di indi benn difficulté boo xam pour ñu wër pièces yi dafay xawali parce que day bari. lu ëpp fukki junni ak ñaari carte d'identité yoo xam ne defar nañ ko ba noppi ci juróomi commune yu Ndakaaru seeni borom ba tey jii jël si wuñu leen. il faut dire que bopp ñu commission bi commencé ba léegi arrêté wul. avant les élections pendant les élections après les élections yëpp mu ngi joxe carte. loolu muy concerné commune Gorée commune Plateau commune Médina commune Fass Colobane Gueule Tapée ak commune Fann Amitié Point E donc pour dire que ne rek actuellement nit ñi retraité carte yi soxalu leen bon coow li bari na carte yi bu dee am na ñuy ñëw du ñu gis seen carte am ñoom seen carte yaa ngi fi mosuñu ko jël si ça aussi c'est un problème. sa carte noppi nga dem seetlu ko jëli ko soxna si nee na lu war la te ku ci nekk war nga ko def. dama ñëwoon semaine passée ñu ne ma naa dem daaf ma dem daaf ñu ne ma egsi na daal naa ñëw fii léegi nag ma dellu si waat pour récupérer. na ñun ñi ñëw jël seen carte d'identité daal moo gën parce que même jaabante bi sax jar na ko bu dul affaire élection war a dala sax yow sa sécurité rek war na tax nga ñëw jël sa carte d'identité parce que nit ku nekk dafa war a dox ak carte d'identité. kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu dénk séddale carte yi bees yi fi mu toll nii nee nañu askan wi li ñu seetlu si ñoom mooy dafa mel ni bëgguñu seen carte d'identité yi ñoom it ñi ngi def seen kéem kàttan ba ñu jot ci wante it dañoo seetlu leneen mooy carte d'identité yu njëkk ya ñu yokk seen validité loolu am na ci wàll.
ñu wax ci wàllu njàng mi kenn réerewul mbir nag ne jigéen ñi ngi def ay jéego bu baax a baax fi mu ne nii ci wàllu njàng mi fii ci Sénégal loolee la ñu seetlu bu ñu ne concours sax mbaa bokk ay examen dañuy seetlu lu ca bare bari jigéen ñi nag seenub lim moo cay ëpp loolu nag mi ngi am rek ci ndimbalug ministère bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi ndax ma ngi cay liggéey lu am solo waaye bu nu sukkandikoo nag ci Ismaïla Mbengue moom ab sociologue la na mu ko jàngatee rek moo di ne askan wi léegi daal gis nañu taxawaayu jigéen ñi bu baax a baax mu mel ni sax dañ caa gën a takku fa Fatimata Ba. xale yu jigéen yi di gën di wone seen bopp ci wàllu njàng mi ñoom ñoo gën a fës ci concours général édition 2018 bi ndax raaya yu bëri ñoom ñoo ko jël mu mel ni mbir mi sax du lu bees waaye ñu taxaw ci ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllu njàng mekk njàngale mi ne am na lu bëri lu ko waral. 1995 bi ñu dajee ci Fatick dañu gis ne xale yu jigéen yi nekkuñu ci école yi jànguñu téeméer boo jël lu yées ñeent fukk yi ñooy ay jigéen donc ay fanweer ak juróom-ñaar ñoo ci nekk ay jigéen bi ñu jógee foofu waxtaan bu rëy boobu ñu ne nañu développé ci ministère de l'éducation li ñuy wax projet scolarisation des filles kii sart yu ñu teg pour jàppale xale yu jigéen yi ba ñu mën a dugg ci école yi des ci. si wàllu jàng aussi yooyu moo nekk valeur de référence discipline jàng dafa soxla beaucoup de discipline dafa soxla nga yeewu dafa soxla nga déggal ñi lay jàngal dafa soxla nga nangu donc valeur yooyu ñu doon wax ay valeur jigéen la valeur yooyu tey moo fay jigéen ñi ci wàllu jàng. bu weesoo jéego yi nga xamante ne nguur gi def na ko mel na ni xale yu jigéen yi ci boppam ñoom it dañoo yeewu bëgg rekk réussir ci njàng mi sociologue bi jàpp ni ci fànn yépp la jigéen yi ci boppam ñoo bëgg a wone seen bopp. jigéen ñi dañoo dem ci jamono boo xam ne ñoom dañ leen bàyyil seen bopp ci wàllu sëy. donc loolu noonu boo ci def nga xool baax la nga ci def parce que dafa nekk loo xam ne mën na laa topp la ba ci même boo fi nekkatul say doom nekk fi mën na leen topp donc. li président wax c'est tout à fait logique dëgg la net bi dañ ko defoon pour ñu avancer les avancements de la nouvelle technologie mais c'est pas fait pour des insultes avec des agressions. Il faut que les gens revoient les comportements. C'est surtout les comportements qu'on doit revoir. nit ñi dañu war a maytu di def lu ñaaw parce que nit ki li nga liggéey rek lañ lay fay kon donc looy def na doon lu rafet nga xool comme sa bopp parce que àdduna bi léegi liggéey lañ tal waaw évoluer. jéego yooyee sax ñu war ko amal lépp kon ngir tàggat waaye yee nit ñi ci nañuy jëfandikoo internet rawatina jaar la ko ci ay campagne jëmale sax ci ndongo yeeg jàngalekat yi. campagne bi ñuy démarré bu tudd Parlons Cyber bi war a démarré léegi buy diire ñaari at boo xam ne Sénégal yëpp la ñuy wër pour sensibiliser nit ñi ci nan la ñuy utiliser internet d'une manière boo xam ne responsable la ak lépp lu ñuy wax ci cybersécurité c'est-à-dire jumtuwaay yoo xam ne jëm na ci nouvelle technologie yi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo nan lañ ko mën a utiliser ba nga xam ne du leen lor. internet doon kon jumtuwaay goo xam ne nii am na solo waaye baax na xam noo koy jëfandikoo. niñ koy waxoon sànq ci ponk xibaar yi ak salle bu Grand Théâtre ñuy nemmiku nag ne dinañ fay faral di amal ay manifester ci wàllug politique loolee nag ñi yëngu ci wàllug caada ñoo ngi koy naqarlu bu baax a baax ndax nee nañ kat foofee wàllug caada daal lañu ko jagleel waaye nag de mbirum politique directeur général bi nga xamante ni moom moo jiite kon Grand Théâtre moom it ma ngay leeral ci mbir moomee nee na jeex na bis ni tey lépp lu soxal wàllu manifester ci wàllu politique di xew-xew ci politique dootuñu ko amal kon ca salle boobee ca Grand Théâtre Ibou Diouf lañ ci àndal. Grand Théâtre fii ci Sénégal bokk ci béréb yi ñu taamu ngir amal fa ay xew-xew loole nag bokk ci makkaan yi nga xamante ne rek day dundal lépp lu aju ci wàllu cosaan ak aada loole nag ñu fay nemmeeku ay xew-xew yu am solo. Grand Théâtre même appellation bi baaxul Grand Théâtre par rapport à quoi parce que fu ñuy waxee théâtre rek bu dee espace bi nit ñi mën nañ jël décor naturel mu ko yëpp mais du loolu dafa war nekk fu spectacle am. saalu apparat la. waaw mais xam nga Grand Théâtre d'abord normal culturel la mais comme du nekk Sénégal de temps en temps dañuy jéem a bañ a xàñ ñi jox ñi parce que de temps en temps sëriñ yi bu ñëwee dañ la ko jox ñi musicien bu ñëwee dañ la jox comédien bu ñuy jox ak politiciens yi. théâtre nag bu ñu wax ci salle de spectacle am ay xew-xew yu bëri te wuute dinañ ko fa amal. loole nag di wuute ci ñaata nit ñoo fa teew. li gën a am solo mooy équipement bi ñu mun ko di entretenir def de telle sorte vraiment mu mun a yàgg nu mu gënee et puis surtout de telle sorte à chaque fois
bu ñu soxlaa di def théâtre def ko bu ñu soxlaa di def leneen loo xam ne du yàq équipement bi ñu mën ko di def aussi. théâtre di bërëb boo xamante ne rek ñëpp ñu yëngu ci wàllu cosaan ak aada fonk nañ ko lool di faral di fa dem lu bëri loolu sax dem ba ñeneen ñi fa teew li ki demee ni ñi yëngu ci wàllu politique. mais boo gisee temps yi ma tere nit ñi ñëw parce que aussi politicien boo leen ko les 1800 places day ñëw ak 3000 places. no amatul ko kay à partir de li ma la wax ni y a après Hadjibou Soumaré y aura même plus. Grand Théâtre am loo xamante ne rek dañ ko sas maanaam fexe ba yëngu-yëngu ñu wekk ci wàllu cosaan ak aada mën a fës bu baax a baax suñu réew bañ ko inauguré 2011 ak léegi nag daanaka bokk na ci béréb yi nga xamante ne rek saa su nekk dañ fay amal ay xew-xew yu am solo. xew-xew bi am solo ci wàllug caada googu sax daañu ci des dem ba fële rek ca Diender ma nga nekk nag ca département bu Thiès amal nañ fa xew-xew ab festival la ci wàllug caada festival lébu fecc lébu yi nag wane nañ ko foofee moo xam gumbe la pellal la ba ci ndaw rabin ñuy fàttaliku nag bu baax a baax seen dëkk boobu la ñu bëgg rek mooy tey gën koo yëkkati baskanu Sénégal ñëpp xam Diender Cheikh Anta Diop. fexe nag ba fësal cosaanu lébu loolee la kuréel gi ëmb artiste jandeer mbooloo doon fësal fii ci jandeer li ko daggee ci diggante Bijëm jàpp jandeer fii de bari lool askanu lébu ñoom nee na dañoo bëgg a taaral lépp loo xamante ne jëm na ci cosaanu lébu. ci biir festival boobu ñu am kuñ ci sargal muy un grand lutteur Abdourahmane Ndiaye Falang ñu sargal ko ci montré ko ci Sénégal gépp yaakaar naa kenn dootu ko présenté sax Sénégal ndax ñëpp xam nañ ko waaye comme ñun moom mooy sunu yëf te boo génnee jandeer soo ne jandeer nga dëkk rek dana naan dëkku Abdourahmane Ndiaye Falang dem ci géej di sànni suñu njoo yi di sànni di wàññi donc loolu boo gisee dañuy feccee ndaw rab bi noonu la ñuy feccee ba pare aussi tànk yi xam ne léegi comme ni ko mën a doon waxee nit ñi dafa dem ba modernisation bi tax nit ñi di yokk di ci ëppal waaye tànk yi ndànk la nga daan jóge mu nekkoon fecc bu noble yoo koy def ndànk bañ a ñàq mu rafet macha allah dañ doon fecc mu yiw tër yu baax ngay sol sa yaram bi yëpp nëbbu. ren ji ñu tàmmu ci lu mel ni bëre ndaw rabin gumbe pellal di cosaanu lébu ki nga xamante ne moom la ñu bàyyile bés bi di Abdourahmane Ndiaye Falang nekkoon bërikat bu mag dëkkoon ci gox bii di jandeer taawam bu góor dikkoon doon wax ci turu famille ma teew fii tey di indi seede ci li nga xam ne liggéeyal na ko tund yi li nga xam ne liggéeyal na ko village bi li nga xam ne liggéeyal na ko Sénégal yëpp ci làmb ak ci taxawaay bu rafet. daje bu xumboon lool fu nekk nag waaye jóge woon na fa fii ci biir jandeer artistes yeeg mbër yi ñoom ñëpp ku ci nekk wane sa manin di fecc way ba si sax dugal ay bàkk. ñu yegg ba Mali rek wax ci woteeg faluk njiitu réew ma foofu ak ñaareelu tour bi ni ñu ko xamee nga xamante ne war naa dox kon ci diggante Ibrahima Boubacar Keïta ak Soumaïla Cissé loolee nag fukki fan ak ñaar lay doon ci weeru août. Ibrahima Boubacar Keïta moom moomee nag ma ngay rek rafetlu kon maliens yi ak kóolute ga ñu am ca moom ba tax nag mu war a demaat deuxième tour li muy sàkku rek mooy nañ ko gën a gunge ndax ndam la ca yóotu tey ji la yëkkati ay kàddu dénk ko sunu nattaango Ibrahima Kane. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et la sérénité sur une grande. amal nañu wote yi ci jàmm ak salaam ci biir réew mi ak gox yi naa ci delloo nag njukkal gouvernement bi ci liggéey bi am solo bi mu amal ni ko communauté internationale bi yëpp rafetloo ci second tour bi nag ñu war ko amal fukki fan ak ñaar ci weer bi ñu ne nañu yokk seeni pas-pas ngir rek ñu gën a firndeel liggéey bi nga xamante ne bu am solo la. bi ñu amaloon ci premier tour bi war nañ jublu tamit si nemmeeku askan wi gën leen ñaax tamit ci li ñu def dalal seeni xel wan leen ni ñooy tànneef bi gën ci Mali moo tax rek may woo doomu Mali yi muy góor di jigéen nañu boole seeni doole ñokki benn dànk te loolu lu mën a nekk la boobaa nag patriotes yëpp dinañu fekk si. Fidèles aux valeurs qui nous unissent et les vrais patriotes maliens on commencé de nous rejoindre. Soumaïla Cissé moom it janoon na rek ak taskatu xabaar ya foofee ca Mali rafetlu na nag naam sax résultat yi waaye am na lu ma cee ŋàññi lu baree bari ndax la mu jàpp rek mooy ab jalgati daa am nag ci wote ya foofee ca Mali ñu teewlu ko. Après une longue et inexplicable attente. Les résultats provisoires du premier tour. ginnaaw bi nu taaxir loolu yàgg
di xaar résultat yi tukkee ci élection yi amaloon ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet bi ñu génn kër jëwlin ji dénk wàll woowu di administration territoriale mujj naa génn élection yi may profité ci occasion bi ngir delloo ndukkal gërëm sant bu baax malien góor ak jigéen mag ak ndaw yi nga xamante ni voté nan ngir coppite am lawoon daal di woon ni maa ngi leen di kon sant di leen gërëm bu baax ci seen takku ak mobilisation wante li wér te wóor mooy résultat yi nga xamante ni ñoom ñoo tukkee ci yooyee élection moom ak njuuj njaaj la tàppale bourrage des urnes vote boo xamante ni daal dañ ko def rek ngir dooleel ki nga xamante ni moom moo nekk président sortant bi résultat yi kon dafa am manipulation looloo tax ñun mu ñoo nangu yooyu résultat. Ce sont des résultats manipulés. Nous ne les accepterons pas. ma ngoog mu nekk Soumaïla Cissé bu Mali ni ngeen ko gisee woon démb ci suñu xibaar yi ñu koy tënk kon mujj naa sotti bettul kenn muy Moussa Wagué mi nga xamante ne nag mujj naa signé kon ca FC Barcelone googi nga xamante ni démb rek ma nga doon def visite médicale am moom moomee gayndep Sénégal ba ñu koy ñaanal rek kon mu dal ak jàmm ca boobu équipe gën a def nag ay jaloore mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñi farewoon ci machine bi ñu jàpp xibaar yi bi mu sotti ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew ngir xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf